Eviya moo leen di may seen revue de presse. ñu àndi ci ak Alaaji Ahmed Aïdara. bismillah. Barça jéeg bal sax gi la kañ lay jeex. réew mi quotidien ne musiba mbaa ba kuma bi day ma ngay continuer ba léegi ni le ndax nag lu toll ak ñaari téeméer ci ay doomu aadama day waaw bokk na ca nag ay jigéen ñoo xam ne dañoo ëmb day maar day tali la ilaha illallah ak ay bébé ci benn fan lañ teg loxo maa la ko wax box tobili ne dama ne la bilan weer wi la te police def ko lu tolloo junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom ñaar 1537 ci ay migrants ñoo xam ne kon dañ doon dem waaw ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne ñoo leen doon yóbbu day teg nañ leen loxo kon ci weeru octobre bi la ilaha illallah dama ne la Espagne lañ doon dem ni ngi lay teg loxo nag ci diggante Soumbédioune gi la Bargny Rufisque ak Mbour ak Saint-Louis du Sénégal di Ndar Géej sur sa année xoolal ma ñi nga xam ne seen gaal gi day sa bët Saalum ak Maroc waaw wala daanoo lu tolloog ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci yoo xam ne kon dañ doon daw teg nañ leen loxo tribune yéene kaa ne waaye xale yi kan moo leen di téye looloo jar a laaj ginnaaw nag suñu kilifa yi lajj gi nga xam ne kon lajj nañ ko nag ci wàllum Barça ak Balzac gi la immigration clandestine dama ne xale yi kan moo leen di téye te jamono jooju moom tribune yéene kaay ba tey waaw nee na gis nga Ndakaaru njaay jël jóob ñàkko kaaraange gi day dellu soit na insécurité mar di Italie waaw parce que nag diggante agresseur yi la attaque der ya lambi golo la ku jug daanu golo yaa ko moom lambi golo réew mi ko ti yéene lu ëpp ñeenti junni ci ay doomu aadama lañ teg loxo laa la wax la ilaha illallah bokk na ca juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne day ay étranger lañ waa bitim réew libération yi ne kaay ne doxantul ma ci restaurant le relais sportif waaw dama ne la ba dégg ba ca xoogoo xam ne kon moo fa am keroog day mar di Italie waaw parce que nag benn waay moo jël téléphone am daal di woo kon soxna sa gérante ba ne ko gis nga seen dîner spectacle bi day danaa fa ñëw te danaa fa teg nag ab bomb la ilaha illallah bomb laa dégg maa la ko waa ji wax ndaw seen ko parce que gis nga Emmanuel Macron bi lée daa bëgg a yëpp suñu réew mi sax yéeni kaa gi ne waaye waa ji tamit day mujj na ñoo xam fan la nekk sa wakaam gële ba te ko loxo Ibrahima Jànqaalay wuyoo saa bi féete na ko ginnaaw wàllum terrorisme ci boppam kon lañ koy toppee la ilaha illallah laaste waaye Medina Gounass ca Tambacounda ge mere nañu gendarmerie bu Gouloumbou ndax ay taalibe yoo xam ne kon ña nga jóge woon na ca toolu xalifa leen gendarmerie yi jàpp kon di leen torturer def leen ay jëf yu ñaaw ardi tali waaw parce que gendarmerie daal ba ñu jàppee xale ya dañu leen ne ata ku ci nekk na mbéj sa morom allahu akbar benn doomu kilifa diina gu mat jarbaatam daal moo ko doon mbéj ay waay jële ndaw lu ñaaw aaba mi benn ci doomu xalif bi la ca Medina Gounass waaw nee na da ngay yaakaar ne jamonoy maama taati maam lañ nekk laa la wax waaye duñ ko bàyyi mu jàllee noonu de déedéet ndaw lu ñaaw gis nga jamono jooje waaw Sud Quotidien nee na ubbi na l'école ba de tey la laaste école baa ngay ubbi na ca jamonoy corona ji le lu tolloo 9 millions ci ay élèves tey la ñuy dellu nekkoon ca école ya tey ci suba gi waaw jàngalekat yi day da ngay yëglu de corona bi waaye gouvernement ba dalal na xel ya de la Soleil yéene kaay ne gouvernement bi ci boppam lu tolloo ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom 2975 ci ay jàngalekat kon recruté ne ko waaw enquête yéene kaay ne gouvernement ba day waaw protocole sanitaire ba ña nga ca waaye nag lu jëm ci wàllum distanciation sociale boole wuñ ko ca xale yi mënuñoo sorante doy na waar li doy waar kay mooy ëtt politique bi lée ana ñu doon wax naan Macky Sall mi lee dafa mën politique termine yéene kaay ne gis nga moom Macky Sall mi quantité ko gënal qualité waaw parce que président Macky Sall dane woon dana wal kon opposition bi lée nan leen ba ñu ma ko rumux réduire l'opposition à sa plus simple expression waaw ba tax nag mu gadaay loo Karim Wade mi lée faqat Khalifa Sall jël Idrissa Seck daal di koy wanaasu jox ko conseil économique waaye Macky Sall booy xool ba ci biir day ñamoo àndal ci boppam waaw lan nal ba ñu moo ko daal wax nii def leen ba ñu ma ko rumux la bëggoon def opposition bi la def kon ay ñooñam de ay alliés waaw parce que nag yow ay mbirum calcul politique yu kenn xamul tax na ba Sénégal dal ci kaw gouvernement boo xam ne day gouvernement xuusma ñàpp gouvernement boo xam ne du dara ba dara booloo jeex laa la wax impopulaire dara nekku ca gouvernement ba ko ki biir la ña fa nekk daanaka ay mairie lañ ay cadavre politique mar di taali waaw mais xoolal ma waa PDS nga xam ne askan wi dañ leen a watu woon ci 2012 lu mel ni Omar Sarr ñooñee la Macky Sall kon jël tey dugalaat leen ci gouvernement bi lée aya bi mag sax la kurus Benno Bokk Yaakaar dara amatu fa laa la wax xoolal ma AFP bu Moustapha Niasse fi lée ko ki biir dara amatu fa parti socialiste gi ni lée ba Khalifa Sall demeeg léegi dara amatu fa rien tribune yéene kaa ne kon kay Macky Sall mi ay ñooñom kay la dëbb ay ñooñom la nal ba ñu woo ko rumux réduire ses alliés à leur plus simple expression kay la war a wax critique yéene kaa ne te gis nga conseil économique social et environnemental googee waaw Idrissa Seck day ña mu dax ma nañ fukk de te xam nga lan moo ca doy waar waaw mais am na ñoo xam ne contrat à durée indéterminée série yi la ñu am mar d'Italie source année waaye conseil économique googee essence amatu fa mar d'Italie carburant jeex na dak lii quotidien coalition joto ba te les patriotes nee na tas sa sar Imam Mbaye ñaatam dem na Dakar Times waaye dugg bi nga xam ne nag seeni leader ñoom parti politique yi ñu ngi koy dugg ca gouvernement Macky Sall ba waaw est-ce que seen militants yi dinañ leen topp fii de question loolooy laaj wa nag parce que jëlal ma exemple Alaaji Malick Gakou mi lée barki Dembo Ndiaye lu jege juróomi minute yoo xam ni ay militants te ci caaroy kon dañ koo jaxate moom Malick Gakou mi lée xamal ko carrément ne ko demuñu ci biir gouvernement Macky Sall laa la wax demuñu yéen kaa gi ne dugg ci biir gouvernement boo xam ne yenn ci ay jegeñaale rek ñoom ñooy am ci teranga yi dama ne la gis nga militant yii toppatuñu léegi seen leader nii di jayax rek de gëmm seen
seeni bët yéet ku weddi laajal dem si yàlla ci boole ci ka élection présidentielle 2000 yo yéeni kaay Pape Jogoy Faye bi ne te gis nga militants yi sax li ñu mënatul comprendre mooy lan mooy ndeyu ñii di dem di fekk président Macky Sall ci gouvernement bi teew dëkk baa ngi tar miti ba maara day daal situation sociale ak wàllum koom-koom gi leelu yàlla xam kon doy na tey la gën a bon Cheikh Anne Mbaye responsable grand parti ci de caaroy kaw ci tribune yéeni kaay waaw nee na Alaaji Malick Gakou bu ko neexee na dem dugg ca biir gouvernement ba waaye nag mënuñoo def am traître de am ngor Gakou mënuñu ko déedéet 24 heures yéeni kaay ne gis nga wàllum koom-koom googee waaw wàllum napp ga de bilan ba baaxul de maar di taali maa la ko lëndëm goo xam ni kay moo am ca yorin nga ëpp na suñu alal di nekk ci géej gi la saay bu ñu xëe muy gën a ñàkk jëndee amatul Sénégal li mu perte ci wàllum koom-koom ëpp na ñaari téeméer ci ay milliards la ilaha illallah dara leerul ci bateau yi ak licence de pêche yi lée Fatou Ndiaye de pêche waaw nee na dañoo war a publier bateau yi nga xam ne nag maanaam ñoom lañ jokkoon licence yi bateau de pêche yi waaw critique yéene kaa ne perte gi day ci suñu jën yi ñu fi jóor waaw téeméer boo jël juróom fukk yi perte nañ ko bateau usine yaa ngi ray en tout cas président Macky Sall day Le Quotidien yéene kaay nee na direction société africaine de raffinage yorin gu mucc ayib la fa bëgg de ba tax na Serigne Mboup Macky Sall wàccee na ko léegi madame Marème Ndoye Decraen mooy DG ba de Khadim Ba Locafrique day profité na indiwaat na fa kon kii di Mohamed Sarr directeur général adjoint wax boobu ne rapportu Lex Africa day ci autoroute à péage bi lée Dakar aéroport international Blaise Diagne waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fay jaar li ñuy fay daa seer lool waaye nag luy ñi gouvernement bi rek mooy ñàkk dem naa ca football ba terminé yéene kaay ne Sénégal day ca Thiès démb waaw daal dinay gagné kii di Guinée Bissau box boobu li ne ñaari bal ci dara la Sénégal gagné en attendant ñuy dem Bissau Sadio Mané day ñaar fukkeelu bi ngi nii tolloo naag Jules François Bocandé ak Mamadou Niang waa lii lañ gëm ci football de football daal dugal rek waaye nag ak lu Sadio Mané dugal gaynde itam ci pétrole bi lañ bokk de buñ ko fàtte de parce que suul gaz su ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal bu xibaar yi Duudu daa mënoon a jàng lool te mën a football loolu laa def ay gént ca baay ba tax ma fayal ko mu dugg ci gaal yi 15 ans la amoon mu faatu ci ndox bi teg nañu baay ba loxo jamono ji moog beneen baay foofu ci diwaanu Saly Portudal nañ fa fekki Papa Dieye en tout cas loolee lu garaaw la lu ci yoon mën a def kàddu yi ki xam-xama màcc jëm ci wàllu yoon maître Abdoulaye Babou di ngeen dégg kàddoom ndawi Afrique yi nañu xemmeem ni ëllëg li avancé Afrique mu ngi ci seen loxo bu ñu précipité tax ñu tayle seen bakkan ci géej gi kàddu yi docteur Malick Diop lu may loolee dinañu wax ci wàllu ubbitel l'école yi def tour national maanaam situation bi surtout bras de fer bi na ci diggante école privée yak way juru ndongo yi lu may loolee xibaaru sport nañ ci ànd ak Baye Mante Mboup li gën fes match Sénégal Guinée Bissau démb ca Thiès ñoo ko gagné waaye ba léegi teewul am nay càmbar yu ñuy càmbar équipe nationale bu Sénégal yéen kay Alaaji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Mansour. abaa naka situation tali bi. voilà merci beaucoup ñu jël la route day ñaay di jaaree ko du côté de Case bi foofu lay ay ralentissement lañ bàyyi autour du rond point oto yi bàyyi ko fi nga xam mooy Guédiawaye ñu bàyyi ko deux fois au Cambérène ñu transité par là ak boobu lay autour de route nationale yaa ngi génne rond point Cambérène foofu la aussi des lenteurs sont à noter yéen ñu ko tàllal sur la route des Parcelles Assainies Patte d'Oie 22 da ngay patienté commissariat Parcelles naka noonu Patte d'Oie Builders aussi nga teg si tànk fa di signalisation yi su ko defee à droite yaa ngi jëm tali bu bees yaa ngi jëm du côté de Yënguleen foofu lay des ralentissements sont à noter wala boobu nga jël axe bu jaaree ci Grand Médine yëpp échangeur bi bu fekkee avenue Thiandou nga na mu jël foofu lay des lenteurs jëm rond-point bu Liberté 6 El Hadj. salaamaaleykum. Duudu benn élève la bu mënoon a jàng papa ma nga dëkk ci Mbuur tudd Mamadou Lamine Faye Duudu la muy mën a jàng mën a football lépp nekk ci centre Madior foofu ci Mbuur teewul baay ba daa xaw a gën a yàkkamti wasagam dugal ko ci gaal ngir mu dem Espagne gaal ga suux Duudu faatuwaale la mu def nag nee nañu daa garaaw mooy li tax teg nañu baay ba loxo te kat du moom dong am na beneen baay bu def jëf ju mel noonu itam dañu ko tuumaal mooy bokk ci lu nit faatoo ci tayef boole ci itam pousse sa doom ci mu tukki gu jaaduwul nu fekk ci Mbuur Papa Dieye. kër gi nekk suñu ginnaaw ni moom mooy kër gi nga xam ni fii la Duudu xale bi nga xamee ni moom moo am fukki at ak juróom te des ci géej gi te papaam yabaloon ko ñu am nag comme information mooy bàyyi Duudu ci boppam moom jot nañ ko jàpp brigade de recherche gendarmerie bu Saly ñoom ñoo ko jàpp waaye ci brigade bi dañuy wax ni enquête bi dafa nekk en cours xëy na ñu xaar ba enquête bi jeex waaye li ñu mën a jàpp daal mooy bàyyu xale bi mun nañ ko topp comme maanaam homicide involontaire mun nañ ko topp aussi ci complicité de trafic de migrants waaye xale bi ci boppam liñ ci mën a jàpp mooy li ñu dégg ci presse bi rek ñu ne xale bu mu xarañoon la ci wàllu football am nag ay passeurs yoo xam ne dañoo contacter papaam ndax papaam moom mool la ne ko nag dañoo bëggoon yóbbu sa doom bu ñu demee dinañ ko boole
ak kenn koo xam ne dina ko wutal club bu baax foofee ca Italie loolu moo indi mbir mi looloo tax xëy na ñu war a topp baay bi waaye am na ba keneen koo xam ne dañ ko jàpp ci même circonstance yi koo xamee ni moom tamit doomam daf ko yóbbu woon comme nii nga xamee ni noonu la bàyyi Duudu yóbboo woon doomam moom tamit doomam fukki at ak juróom-benn la am kooku doomam rescapé la ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci xam dara nee nañu ci gaal googu amoon na lu mat téeméeri nit ñoo xamee ni daanaka lu ëpp fukki nit dee nañ ci te xale boobu di Duudu ci la bokk mais ñi ci ëpp li leen rey mooy nanguwuñu woon lekk def nañ lu mat 7 jours ci en mer et puis dañ doon wàccu rek bi seen gaal gi teeree Mauritanie nag ñu téye leen foofu pendant 2 jours doo leen yóbbu Rosso Mauritanie waaye koñ bi kenn nanguwul wax gis ngeen ñu bi ñuy dugg ci biir kër gi waa kër gi ñoom ñëpp nee nañ ay gan lañ fa kenn nanguwut wax kenn nanguwut a bokk ak Duudu ña fa ñëw ñëpp ne dañoo ñëw jaalis jàpp ni daal bàyyi Duudu jàpp nañ ko waaye jàppale nañ keneen koo xam ne it doomam la gën yóbbu fi mu toll nii foofu la xibaar bi toll bu gendarmerie pare ci enquête bi nag xëy na ñoom dinañ ñu jox détails yi nga xam ne moom lañ soxla pour mën a wax ci mbir moomu. Papa Dieye maa ngi lay jaajëfal en tout cas ku waxul tey daa wax ëllëg ndax yi fii xaw naa mujj doy waar ki ko doon yóbbu nag muy convoyeur bi ak passeur bi jamono ji tembe ñu ngi leen di seet kenn mënu leen a jot téléphone kenn mënu leen a gis en tout cas gendarmerie bi yor enquête bi itam mu ngi ci liggéey bi muy section recherche bu Saly incha allah bu yëpp noppee daañu communiquer ci wàll boobee fàttaliku leen ni Doudou nee nañu élève la woon bu brillant boole ci nekk un bon footballeur mën a jàng lool te mën a football nekkoon itam ci centre de formation Kër Madior foofee ci diwaanu Mbour. nu mooy loole itam way juru ndongo boobee nga xam ne moo def loole mu ngi risqué lu am solo ci ay daan en tout cas question bi samp nañu ko ci kanamu ki xam-xamam màcc jëm ci wàllu yoon ni ko baay bi def lii lu ko yoon waajal ci ay daan moom la ñu samp ci kanam maître Abdoulaye Babou avocat la lii la tontu. comme ni code de la famille waxee ak foo tollu âge boo tollu am na lu loi bi wax xale boo xam ni mineur la amagul 16 ans amagul 18 ans il est sous la protection de la loi ça veut dire de ses propres parents loolu nag code de la famille moo ko bind parents yoo xam ni jaaroo ci loolu war nañoo daal ci yow ay protection absolue du mineur ba mu am 18 ans ba mën a demal boppam c'est des parents yoo xam ni qui ont l'obligation d'entretien l'obligation yoon war na dal ci yow et ensuite en même temps trafic de personnes ñoom ñaari loi boobu code de la famille prévoir ak loi bi ma lay wax ki date de 2007 2008 ñaar yëpp dal na ci koom. en tout cas ñi faatu ci géej gi moom bari nañu lool ëpp juróomi téeméer kay la ñuy wax waaye mënu koo yées te ñëpp doon ay ndaw yoo xam ne ay doomi Sénégal la ñu dëkk fii juddoo fii màggi fii doon daane doole dem ci géej gi loolee mooy li tax ndaw li bokk ci ñoom di Pape Demba John bokk nekk di yëngatu ci réseaux sociaux yi boole ay groupe yu bëree bëri ni incha allah dina waxtaan ak képp kuy fréquente réseaux sociaux yi nga bokk ci bis bi nga xam ni bisu dëj lay doon ndax bu fekkente ni bi gouvernement bi nanguwul def dëj national waaye ñun waa Sénégal faaw ñu nangu ni ñun dañoo am dëj ndax li dee ci ñun ci lim ci ay ndaw takku na lool Safiatou Ba Ndiaye. Sénégal di amal deuil national ci aljuma ji lii di xalaatu Pape Demba John mi nga xamante ne rek mbébétam moo di rek rendre hommage nit yi nga xamante ne rek ñoo loru ci géej gi. Le Sénégal en deuil donc hashtag bi nag ba ma ko lancé ëpp nañu doole nag concept bi vraiment c'est pour rendre hommage ñi gaañu si géej gi. kon nag ci bésu aljuma ji internet yi dinañu soppi seenu doxalin ngir rek marqué dëju ndaw yooyu nga xamante ne wuti ëllëg wu gën moo tax rek ñu loru ci géej gi. de 8h à minuit dañoo bëgg ñëpp changer seen photo de profil ak seen photo de couverture si réseaux sociaux yëpp 20h à 20h10 dinañ def benn minute de silence dinañ publier benn message boo xam ne waa Sénégal bi yëpp koy publier mooy nekk minute de silence numérique bi. ko mën nañ sol yére bu noir bu leen neexee mën nañ photo dugal ko ci internet bi mu nekk journée boo xam ne képp ku gis ci réseaux sociaux dina xam ne Sénégal dafa am naqar. Pape Demba John ak i ñoñam ne xaaruñu dara ci autorité sénégalaise yi tey woo nag ndaw yi ñu fekk leen ngir réussitu bés boobu nga xamante ne rek dañ koy sargalee ndaw yi nga xamante ne rek ñoo faatu ci géej gi. docteur Malick Diop moom ne na njiital ASEPEX ndaw yi Afrique yi faaw ñu delloo ci seen xel. migration clandestine def la bu nekkul ak yoon déjà waaye toog fii ci Afrique te xam ni Afrique ñoom la ñu yaakaar faaw ñu delloo si seen xel ak jëfandikoo seen conscience ngir mën a bàyyi tukki gi teguwul ci yoon ñu teewlu kàddu docteur Malick Diop. ku gis tey jii nii Europe nit ñi ñu ngi daw di génn Europe di daw di jógee États-Unis di daw di dellu si Afrique donc gis nañ ne que Afrique moom mooy avenir bi
avenir bi mënul nekk Europe mënul nekk États-Unis mënul nekk parce que Afrique mooy réew bi nga xam ne moo gën a résister ci mbirum Covid bi seen économie bi ñu war ko relancer te relance économique bi da nga ci bokk wala nga bañ ci bokk donc nit ki bu nekkee ndaw wala nekk jigéen bugg ci yëngu instant bi la war a toog fii nii yëngu ci waaye tamit instant bi nga xam ne ñi ngi war a yëngu ci loolu pétrole bi commencé ñëw ak yooyu ngay dem foo xam ne tey jii nii kenn xamul lu yàlla xam doy na. fii de am na avenir bu baax waaye suñuy ay kilifa muy Afrique ñoo ko téyewul téye bu baax mooy li tax ndaw ñi daanaka xamee muñu fi te jàmm daanaka daa gën jëmaa nag rentrée scolaire fële ci diwaanu Kaolack ba léegi coow li am jeexagul muy diggante way juru ndongo yi ak école privée yi nga xam ni dañoo bëgg a fayeeku way jur yi 3 weer yu ñu jàngalewul loolu nag xel mun koo nangu ñu dem ca Kaolack fekk fa Aline Kane. Si kaddu coordonnateur Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal section bu Kaolack jafe-jafe yi dox diggante parents d'élèves yi ak école privée yi ba tey lu am la ci Kaolack Bara Gueye. am na école yoo xam ni boo ñëwee dinañ la bind mais buñ la bindee dañ lay wax ni la da nga ñu fay sun arrière yi am na ñoo xam dañ naan la nag bu ko defee parents yi mën naa wax ni man kat mënaguma ko léegi ñun la kañ nga koy may nga bind ñu jox la benn protocole nga signé ko am na ñoo xam ne tim dañ naan la bala ngaa bind ñu jox la ko da nga fay say arrière soog koo bind am na ñoo xam ne dañ ni ñoom loolu génn seen doom jël yóbbu leen public moo leen ko gënal am na ñoo xam ne tim dañuy dem ci yoon. waaye nag ki nga xamante ni kii moo toogal école privée yi ci Kaolack nee na am na yombal bi nga xamante ne def nañ ko ngir parents d'élèves yi lu jëm nag ci jafe-jafe yi dox ci diggante parents d'élèves yi ak école privée yi inspection dafa jàpp ne mënagu ci wax lu leer ci kaw li autorités yi gis ne am na ay yëf yi nga xamante ne leeragul si diggante ñaari pàcc yi Aliou Kane Kaolack Zik FM. Aline Kane 7897 élèves muy juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett élèves ci fanweeri école ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñaar ci ay jàngalekat 107 ñoo fas yéene yor njàng mi ca Sébi Xutaan fas yéene nañu itam matérialiser lii ñuy wax ubbi tey jàng tey ci li tënku ci fukki commune ak ñaar yi nga xam ñoo nekk ci département bu Rufisque te Sébi Xutaan bokk ci. xam nga nag comme ni ñu ko baaxoo dañuy jël ay fourniture di ko jàppale yenn ci école ma fàttali nag ni loolee moom daanaka du xibaar nag at yu wees yëpp nag phénomène la bu mairie bu ne da koy def rek ci kanamu média bi te daanaka nag du farata ndax lu yàggoon di am laak la ci xew yëpp ci séddale meew maak yëpp tubarkàlla ñu wax ci diwaanu Fatick wax ci rentrée classe 2020-2021 inspecteur d'académie ba ne foofu ci diwaanu Fatick ngay dalal xel yi ci protocole sanitaire bi daañu fexe sàmmwante ak moom ba du am benn perturbation bu ci am lépp dana correct ñu fekk ca Fatick Alim Badra Sonko. ubbi télécole ren ñi koy amal ci jamonoy mbas mi fii nag ci diwaanu Fatick inspecteur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàngale mi di dalal xel yi ne jël nañ matuwaay yëpp yi nga xamante ne daañu respecter protocole sanitaire bi. li ñu defoon bi élèves yi waree ñëw maanaam élèves bu classe d'examen yi ñëw le 25 juin li ñu defoon yooyu li ñuy reconduire moom la ñuy defaat mooy élève bu ci nekk ak enseignant bu ci nekk ku nekk crée en main comme surveillant ñu mën la jox 3 masques lavables ci école yu nekk aussi ñu teg ci ay dispositifs yoo xam ni fa la ñuy raxasee loxo yi classe yi aussi ñu toppatoo ko de telle sorte que raxas bi ak nettoyer bi ak bale bi mën a jaar yoon. moom nag inspecteur bi yéen a yàbbi ci ñàkkum enseignant yi nga xamante ne noté nañ ko fii ci région bu Fatick mu nangu ni naam am na ay départ yu bëri nga xamante ne ren Fatick enregistré na ko waaye nañ ci indi saafara ci nu mu gën a gaawee. gap bi du gap boo xam ni c'est énorme d'autant plus que ñu ngi xaar ñi nga xam ni dañ leen war a affecté ñu jóge ci CRFPE muy maître contractuel yi mais ensuite ñu ngi xaar ñi nga xam ne ñooy professeurs yi war a génne FASTEF. moom inspecteur d'académie bu Fatick di Mamadou Niang muy ñaax parents yi ñi gën a dugal seen loxo yi muy ñaax parents yi ñi gën a dugal seen loxo ci ubbite l'école bi ngir li nga xamante ne mooy ubbi tey jàng tey ñu ubbi tey jàng tey mën a doon ab réalité fii ci région bu Fatick. Alioune Badara Sonko Fatick Zik FM. Alioune Badara Sonko maa ngi lay jaajëfal ci diwaanu Pikine regroupement bi boole artisan yi automobile yi banlieue bi nee nañu njiit réew bu Sénégal am na lu ma leen digoon ci wàllu financement ak ay matériel toll ci 5 milliards ci francs CFA ngir 1500 jeunes mën faa liggéey te ñoom jàpp nañu ni bokk nañu ci ñu mën a xeex immigration clandestine ndax li ñuy boot ci ay njaboot yu ñuy jàngal xam-xam ci wàllu pratique bari nañu lool te mu mel ni ba léegi dañ leen desee génnee ku mel ni ku leen xepp
seen conférence de presse ba Younoussa Baldé fa teewoon. kuréel gu ëmb ñu duppee seeni bopp regroupement des vrais artisans de l'automobile de la banlieue di ñaawlu bu baax yëkkati bu ñuy yëkkati saa su nekk mécaniciens yi ñu jàpp ni rek li ni mel bokk na ci lu yokk mbëkk mi jamono ji Mamadou Baxayoko mooy jiite Revab. ñi ngi fi gis ñëpp ay président secteur lañu te kenn koo ci gis aussi yore na fukki apprenti wala ñaar fukki apprenti bu fekkee ne kooku amul fu mu toog pour liggéey mais apprenti yooyu nawuñu ko mais dañuy lijjanti pour am xaalis rek bu ñu amee xaalis dañuy dem jël ci gaal gi dem seen yoon. ci noonee sax Revas di réclamer ñu may leen benn site foofu ci technopole ngir ñu tabax benn centre de métier. ñun am nañu projet pour fii pour ay atelier projet baa ngi toll ci 5 milliards te am nañu bailleur de fonds yu pare taxaw pour financer ko wax ak président de la république mu dimbale ñu ngir yàlla yonent bi pour site bi ñu mën cee jot suñu wàll. artisan yi profité ci ndaje mi tamit ngir interpeller seeni ministre soxol fanweeri ak juróomi milliards yu ñu dégagé ci fonds de résilience économique ak sociale ñeel feebar mbas mi waaye bi léegi gisuñu dara. ngir yàlla yonent bi secteur yëpp jot nañu seen xaalis secteur de l'artisanat nag jotagul ñaari dërëm. am nay travaux publics yu ñaare bu ñu koy def latérite bi ñu ngi koy tibbee fële ci ay diiwaan fu mel ni village bu Taïf Danki nga xam ne askan nag ñoo jël seen décision bopp ni faaw ñu dakkal loolee ndax dafa mel ni ci anamuk ban commune moo bootoo yooyu lay carrière dañ ko desee leeral ci wàllu ngàbbin Abdoulaye Diagne. gàlloo ay morceau yu xonq la ñu def askan wi yeewoo ci diwaanu Taïf di laaj seen moomeel ci wàllu suuf mbaytina di njiitu bokk moomeel gi. li ñu saisir préfet de Mbacké pour ñu defal ñu géolocalisation site bi étude bi mu génnee ma teegu ni sama loxo wane ne ne fi ñu toog lépp Taïf la bokk. jamono yooyu le ñuy naqarlu lu ni mel la. entreprise bi ñëw yëpp nag dañuy dem jaar Fatick ca kaw wax ak waa service des mines bu Fatick nga xam ne xamul dara ci suuf si jaar Colobane nga xamante ni xam nañ ne lii du seen moomeel ñuy fay ay droits d'attachement Colobane di fay ay droits service des mines bu Fatick au détriment de la commune Taïf et du service des mines de Diourbel loolu la ñu wax ne dafa dakk toftal ca di woote ñu àtte laata réccu du fekk jëf wees. man je serai au devant saa bu ñu xëyee nag danañ ñëw taxaw bloqué carrière bi fii kenn dootu fi tibb tànk jaaroo Diourbel ak kata Taïf il faut que état du Sénégal delloo Taïf li mu moom suñ ko defu dee également carrière bi dañ koy tëj. noonu yi ñuy joxoñ baaraamu tuuma kilifa yi ne nañu xam ne lépp lu fi am ëllëg ci seen sàggante la fi amee. Abdoulaye Diagne Taïf Zik FM. Voici Trafic News. Voilà, El Hadj, merci. waaw merci beaucoup yéen ñi nga xam ne yéen a nga tàmm ak si xaar leen fay lenteur du côté de Mariama Niass jëm échangeur bu Anta Xalaat jaar si niveau laata loolu nag jaar nañ ci parcelle bu Nabil Choucair foofu la ñu bàyyi fa quelques lenteurs ci parcelle boobu lay yenn saa yi nag c'est seulement dû au stationnement anarchique fekk aussi au niveau de l'échangeur de Hann de part et d'autre ay jafe-jafe bàyyi foofu lay wàcc utilité des eaux maanaam EMC jëm ci des eaux sa xalaat jaar si niveau dans l'autre sens aussi yéen ñi nga jaare noonu utali fi nga xam ne yoonu Yaraax bi jaare ko ñaari sortie maritime ak rond point bi foofu la aussi ça ralentit à ce niveau élage. fexe xeex daay mu bañ a am ca diwaanu Linguère tax na askan wa ak ñi jiite gox ba yépp joxante loxo teg ko sax ci ay cotisation ngir mën a jënd carburant boo xam ni dañuy àlli àll ba nga xam ni bu fa day tàkkee itam du mën a yaatu ndax fekk na waaja lañu ko ci ay mbedd yu day tax maanaam bu fekkee ñax mi tàkk na du mën a continuer ndax ci ay xàll lay yem boobu la di système boo xam ne nag yàggoon nañu koy xeexe daay ñu fekk ci Linguère Mass Ndiaye. ab nawet bu nangu indi am ñax mu naat ay ndaay di ko faagaagal si ab village bu ñuy duppee Labgar tolloog juróom benn fukki kilomètre ak Linguère lii moo ëlëm xelu askan wa rawatina éleveurs yi le maire Idrissa Diop. kuréel googu nag dañ ko teg pour xeex lépp li nga xam ne dafay jëm ci luy faagagal àll bi ñu mën ci nemmeeku daay xam ngeen daay su amee la nga xam ne mooy la suñ mbokk sàmmkat yi gën a war a soxla muy ñax mi du fi nekk parce que nag yàlla si mënul taw yu am solo ren ñuy sàggan ba ñax mi di naax saay ci safara donc loolu vraiment càggante weesul loolu. ngir ñu xeex lu ñu mel askan wa làmb seeni poos. moo tax fii ci Labgar comité bi farlu lool taxaw ba dajale koppor bu toll ci million ak téeméeri junni ak lu topp ubbi nag ay kilomètres par feu yu bari maanaam à peu près fukki kilomètres par feu par jour en moyenne loolu mu nekk lu am solo cotisation yi tamit ñaari junni lañ ko defoon pour boobu bu ne donc gis ngeen ne communauté yi dugal nañ ci seen loxo parce que mbir mi nag seen mbir la àll bi suñu àll la jur gi suñu jur la. jot na temb nguur ak Sénégal tëral ay pexe ngir dakal ndaay yooyule di indi ay jéeye ci département bu Linguère Zik FM Mass Ndiaye. Mass Ndiaye maa ngi lay jaajëfal ñu ubbi xëtu espoir.
tàggat yaram Baye Mante Mboup lañ ci àndal salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. Baye ñu doore ko ci wàllu match bi amoon démb Sénégal ak Guinée-Bissau ñoo gagné. waaw Sénégal nag moo am ndam ci kaw Guinée-Bissau ñaari bal ci dara ni ki démb nag foofu ci stade Lat Dior bu Thiès lépp rek jëm nag ci ñetteelu bëccëg éliminatoire CAN Cameroun 2022 premier but du Sénégal bi sax kii di Sadio Mané moom moo ko dugal ci penalty ci nag ñaareelu période bi ci la Opanguet dugal ñaareelu bitu Sénégal nag kon fu mu toll nii dafa mel ni nag ay buntam moo ngi gën a ubbeeku ngir nag ci qualification Coupe d'Afrique Cameroun 2022 waaye nag kii di sélectionneur waxtu bi nag moo ngi jublu ci beneen jongante bi nga xam ne dina ko laale ak ñi di waa Guinée ni ki dimanche foofu ci Guinée la doon bu 16h jotee ñu teewlu ci kii di Aliou Cissé. félicité joueurs yi nekkoon ci terrain bi. Samsung indil na leen smartphone bu bees de Galaxy A3 Core egsi na. ñetti poñ yi jëloon ko dafa am solo lool fi mu nekk nii daal récupération moo ci ëpp solo ndax nag xale yi dañoo def ay effort yu mag ñaq bu bari maa ngi xaar corps médical bi ñu fexe daal ba mën leen retapé waat ba ñu taxaw pour match dimanche bi. Ces garçons-là puissent enfin être prêts pour le match retour. oui Aliou Cissé coach bu Sénégal yow nga ni premier but bi ko dugal Sadio Mané. waaw Sadio Mané moo ko dugal ci penalty boo xam ne Ismaïla Sarr moom moo ko créé. dañoo foog ni bàyyi na doo penalty. waaw mais bii di assuré na ko moom. ndax xam ne daa dem ba Thiès kon soppi wax am ñaari kàddu Sadio Mané félicitations alors. ñuy wax Baye Anta ci match bi gagné nañ ko de mais techniciens yi remarqué nañ ci ay jafe-jafe de. waaw gis nañ nag Sénégal ba tey nag ci jafe-jafe jeu bi moom ñoo ngi ci nag am ay gàllankoor ndaxte soo xoolee équipe bu ko tegal bloc ba rek da ci am nag ay difficulté ngir nag mun ko contourner ci noonu kii di taskatu xibaar di Mor Bassine Niang nekk foofu ci quotidien sportif record Khalifa Ndiaye nekk sa Soleil ak technicien bi di Jo Diop ñoom daal ba tey gis nañu ne li ni mel nag lu ñu war a jubbanti la seen kaddu kii di Soxna Fall moo ko tataan. match bi gagné nañ ko mu permettre ñu conserver suñu première place mën a aborder match retour bi ñu war a dem Bissau ak plus de sérénité foofu bu ñu gagné dañuy qualifier directement Coupe d'Afrique donc résultat bu baax la même bu nekkee contenu du jeu bi desoon na tuuti lu ñu mën a améliorer. lu ñu si mën jàpp rek mooy 3 points yi c'était l'essentiel am nañ ko mais su dee ci contenu bi bon des na lu bëri sax parce que première mi-temps gis nañ Bissau Guinée yi dañ taxaw di seetaan Sénégal comme à chaque fois dafa amaat problème parce que gis nañ ko depuis CAN 2017 à chaque fois que équipe bu muy jouer taxaw dans ses bases day am problème pour développer le jeu parce que même en première mi-temps ñaari occasion yu fi tane Bissau Guinée ñoom ñoo ko am na ay doxalin par exemple bu ñu amatulee bal bi am na ay doxalin yoo xam ne ku ci nekk da nga war yéeg di def luy nasaraan tuddee pressing pour ñu reconquérir le ballon bu ñu amee bal bi tam lan la ñuy rechercher ndax jeu collectif maanaam footballu ensemble bi mbooloo beeg yow li ñuy rechercher ci circulation du ballon bi moo di déséquilibre collectif mais déséquilibre collectif tam mun nañ ko obtenir ci jeu court comme mun nañ ko obtenir tam ci jeu bloc équipe bi daal am na njëriñ ñu amee bal bi comme am na njëriñ bu ñuy ñàkkee bal bi et cetera. El Hadj ba tey nag desandi ci boobu la jogante ndaxte Sénégal démb moom moo tax nag mu am juróom-ñeent poñ ci nag groupe I bi moo nekk nag waxtu wi ci bopp bi ci topp mi ñii di waa Congo ak ñetti poñ Guinée Bissau tamit ñetti poñ Eswatini moom waxtu wi amul nag enregistré gul benn victoire ci nag bi la Coupe d'Afrique naam sax ni ki tey nag dina laale ak ñii di waa Congo foofu ci Brazzaville Sénégal nag ñoom ni ki samedi la ñu fas yéene dem foofu ci Guinée Bissau jàppale nag ni ki tey ci alxames ki ak ëllëg ci ajuma ji dinañ amal nag ay séance d'entraînement à huis clos loolu ba 16h jotee lay doon match bi nag ni ki dimanche lay doon seen diggante ak ñii di waa Guinée Bissau foofu ca Bissau. ñu xool nag d'emblée résultat ci match amicaux yi ci démb Afrique wala résultat Afrique yi. waaw résultat Afrique yi nag jàpp ñetteelu bëccëg bi li ki démb nag ñii di waa Guinée Conakry ñoom dañoo daan ñii di waa Tchad benn bal ci dara Mauritanie ak Burundi dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn but daanaka même score lañu demee ko tamit ci diggante ak Kenya ak ñii di waa Comores Libye moom Guinée équatoriale moo ko fekki daan ko ñett ci ñaar Hadj Mansour kon lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram.